nuyu ak fu ngeen mën a nekk di leen dalal ci plateau soir d'info comme ni ñu koy defee tous les lundis wala sax tous les jours gannaaw le journal de 20h dinañ dalal ci plateau soir d'info ki ñuy wax Ousmane Badiane moom nag moo yor lépp luy élection ci les ligas di LD moom ba tey di plénipotentiaire Benno Bokk Yaakaar xam ngeen ko moom tamit mi ngi siégé ci commission politique bu dialogue national ndax nag xam ngeen ko. La révision exceptionnelle sur les listes électorales démb la jeex tey jii la ñu ubbi la phase contentieuse pour une semaine opération yu bare nag dina am laata les locales. Coow li nag judd na ci biir li nga xamante ni moom mooy révision exceptionnelle sur les listes électorales les transferts d'électeurs ak itam yeneen ak yeneen buñ ci boolee lan mooy lan la waa Ligue démocratique bëgg ci investiture yi ndax nag LD dafa jàppale président Macky Sall ci biir Benno Bokk Yaakaar loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak Ousmane Badiane ci kanam tuuti dañuy waxtaan itam léegi suñu première partie ak waa Taxawu Sénégal moom nag la ñu prier fii ci plateau bi ñu koy wax Pape Diouf moom nag mi ngi bokk kon ci Taxawu Sénégal di responsable politique ci département aussi wala bokk ci biir plateau ñu ngi lay nuyu Pape Diouf. Binta maa ngi lay fay di leen sant di leen gërëm ci invitation bi di profito di nuyu seen téléspectateurs yëpp un peu partout dans le monde. nuyu naa la Barthélemy. fay naa la Binta Diallo di nuyu kay dalal sunu gan. jërëjëf suñu gan koy moom mooy Pape Diouf Taxawu Sénégal gis nañ ne boobu ba léegi ñu ngi koy wax ba fan yi sax booloo nañu ànd ñu def dañ doon wax la bande des 4 finalement mu nekk la bande des 3 Taxawu Sénégal ñi nga xamante ne ñoom ñooy Pastef ak waa PUR ñoom ñoo boole seen bopp ne yeewi askan wi. yeewi askan wi moom lu ngeen ci jublu te gis nañu tamit yeewi askan wi bu ñu moytuwul dina yeewu boppam ndax am na déjà des départs. waaw loolu je pense que loolu du ñàkk. loolu ak politique moo ànd je pense que tey bu ñu xoolee histoire politique u Sénégal nguur yi fi nekk yëpp li leen fiy jëlee coalition la donc tey dafa am dëgg boo xam ne képp kuy politique da nga koy nangu mooy bu ñu demee ba élection parti lu mu rëy lu mu am doole il faut que ñu boole ay doole pour jàmmarloo. donc ñun ci phase boobu lañu toll. mais jàmmarloo bi moo des parce que dañu waxoon une grande coalition à l'arrivée gis nañu ce qui s'est passé yenn parti yu jàppee seen bopp parti yu mag ñoom ñoo coalisé woo ñeneen ñi ba coow commencé ci am est-ce que loolu mën nañu xaar dajaloo bi mën na ne. waaw dajaloo bi nekk na ba pare. parce que li ñuy wax rek à toute chose malheur est bon am na loo xam ne mu feeñ ci njëlbeen bi moo chance la pour ñun. parce que tey loolu du ñun rek lay dal ñi nekk ñi ñu jàkkaar loolu muy nguur gi chaque jour nga gis ñu dem am ñu dikk donc tey politique dañ ko jàppee benn train buy dem rek gaar bu mu dem dina am ñu wàcc dina am tam ñu yëg ñooñu ngay wax ne dañu génn. mais Bougane Gueye Dany dafa ne di ngeen ko doxalee sax moo dul noonu dafa mel ni da ngeen def seen yëpp ba pare bëgg leen cee boole. waaw loolu question de luus daal la jàppee mbir mi. waaw question d'interprétation la parce que tey ñun niñ ko doxalee. dafa am loo xam ne mbir lu mu yaatu il faut que mu am ñoo xam ne ñoo ko sooke du dëgg. donc ñeent ñooñu ñuy wax peut-être ñoom ñoo njëkk a commencé waxtaan initiative bi tey jóge na ci Khalifa Sall jaar ci Sonko dem ci PUR dem ci keneen. mais au finish bi ñuy wax ne ñeent les 4 grands. fan la mujj tey ñu ngi ci 19 wala 23. donc du woon démarche boo xam ne dañ ko def pour beddi mais question de méthodologie la. dafa am ñoo xam ne ñooy sos affaire bi. waxtaan seen biir teg ay fondamentaux doog a ubbi pour ñeneen ñi ñëw. donc bu ñu ko xoolee noonu rek du doon lu garaaw mais daal tey jàpp nañ ne kenn rek moo génn. te kooku génn tamit PDS tam non PDS moom duggul woon sax bay génn. PDS moom duggul woon bay génn daan na ñëw réunion xam nga nit mun nañ la woo si dara tegal la sart yi nga dem ba si biir gisoo sa bopp bu ñu waree signé woo loolu seen liberté la du dëgg mais ñeneen ñi nga xam ne dañu ñëw bokk ci biir. dugg ci biir dem ba ci biir signé ak réserve ñun tam dañ leen koy nangu rek. mais réserve boobu aussi boo xoolee ci li ñuy réserve ça veut dire que tey bu ñu génnuloon pour couleur yi tey suba dinañ génn pour leneen ndax couleur moom tey. ak logo. dama koy yemale ci moom coalition bi mu def rek. la grande coalition. gëm sa bopp moom nee na woo na fukki nit fukki parti ak ñaar. yoo xam ne dafa waxtaan ak ñoom. pour ñu ànd former coalition te pourtant ba léegi gëm sa bopp lañ tudd
pourtant ba léegi même couleur am lañ jël. te pourtant ba léegi même logo am lañ jël. kon loolu normalement warul poser problème. moom def na ko ay nit ñu nangu ko moom tam war na ko mun a nangul ñeneen parce que in fine liñ ci wundu liñ ci ut. du ku nekk sa bopp. parce que bu noonu ku nekk sa bopp dañuy ne nag ku nekk demal boppam ñu xam ku nekk looy peser mais idée bi mooy que ñëpp dajaloo am benn xalaat xàccandoo dóorandoo. te loolu nag bu dee nit ki d'accordul ci couleur yi. wala d'accordul ci logo yi bu ñu demoon tamit waxtaan bi bu dooree dinañ gis leneen lu mu dul d'accord. kon daal mu teel a feeñ ñu teel a xam ne mënuñoo ànd ku nekk jël sa yoon man jàpp naa ne moo gën. d'accord wolof nee na lu tax say nuyoo woon na ci ngoro li. waaw. Est-ce que yaakaar nga ne au préalable liggéey bi waroon avant coalition bi di juddu est-ce que liggéey boobu yëpp defoon nañ ko. def nañ ko ça répond à un processus est-ce que le processus boobu def nañ ko de façon démocratique laa bëgg a wax. waaw processus boobu démocratie bi mu am moo tax ay nit mun a génn. parce que démocratie mooy lan. dañuy teg benn affaire ñu dem ba si biir gisoo sa bopp nga génn mais dafa am loo xam ne mbooloo du ko def dafa am ñu koy jiite. dama xam ne bu loolu amoon. waaw. li ngeen teg gisut ci boppam ba tax ko mu génn. yooyu kon xëy na bu ngeen ko tegoon du génn su fekkoon ne ca njëlbéen lijjanti woon. ngeen non mais moom bokk ci woon ca njëlbéen ba nag dafa dabee. waaw mais yéen woowu leen sax kenn si njëlbeen ba da ngeen tëju def seen yëf ndax bi ngeen ko defee rek. lañ jégg ki nga xamante ne moo nekk Agir. nu mu tuddati borom Agir. ki jiite Thierno Bocoum wax na Abdoul Mbaye wax na ñëpp wax nañu ne seen coalition bi daal pour ñoom c'est une coalition politicienne. waaw mais ñooñu li ñu wax. voilà mais ñooñu li ñu wax tey l'histoire la wane na leneen. parce que dañu jàppoon ne les 4 grands la ñuy wax. que ñeent lañu mais processus bi jeexul woon. ñeent ñooñu ñoo commencé waxtaan bi. pour ubbi pour ñeneen ñi ñëw du dëgg ñoom dañoo teel a wax rek mais tey ñeent yooyu ñu doon wax fu mu mujj dañu compter nombre de partis ak association de la société civile yu si bokk. donc daal dañu jàpp ne démarche bi baax na parce que mun nañ ne tey initiateur bi suñu leader la ñun Khalifa Sall. moo commencé di dox di wax ak Sonko. Sonko wax ak PUR keneen wax ak keneen. ñu wax ak waa PDS ñu ñëw donc noonu la mun a demee coalition yi fi mu sa am yëpp noonu lay demee dañuy waxtaan ak ñii ba am convergence mun a ubbi keneen ku si gis sa bopp ñëw. lu ëpp ci coalition yi souvent le plus souvent kiy sooke mbir mi mooy bëgg a jiitu loolu mooy am ci yéen Khalifa moo jiitu keneen ñëw ci ñeneen ñi si des si gannaaw. non ñun tey dafa am lu inédit lu am. tey Khalifa Sall xam nga tey leer na ne Khalifa Sall élection yi ñu jëm nii xëccoowul dara. waaw parce que il a perdu ses droits civils. ba tey certes mais xëccoowul dara. mais terewul feeñul ci doxalinam feeñul ci waxin dans sa démarche tey la gën a motivé pour dox loolu. kon tey moom jiite ak ñàkk jiite soxalu ko. du dëgg loolu dafa war a doon loo xam ne day yombal liggéey bi parce que bu doon tey Khalifa Sall day xëccoo. xam naa ne mënul doon candidat moom du mën a jiitu. parce que du ngeen jiital ku mënut a doon candidat. non Khalifa Sall moom ci boppam moo ne moom. politique du sant arrêté wul si boppam moom kese. dafa am ay nit yu mu nekkaloon démb ak barki démb. ñooñ di sonn si moom di ko fal. tey bu demee mu toll foo xam ne moom mënul falu war naa mën a xeex pour ñooñu falu. te loolu leçon la ci politique. justement yéen a ngi bokk coalition investiture yu jotagul ñu daal di lancer la candidature de Barthélémy Diaz pour la mairie de Dakar même si Khalifa déggaguñ ko si mais musul wax ne nanguwul Barthélémy Diaz candidature am. waaw mais. yéen a ngi commencé di placer seen ay pions te waxtaaneegu leen ko loolu. naru indi non ma ne politique loolu yàgg na fi. waaw du dëgg. mais coalition da ngeen di waxtaan si biir non waxtaan bi eggaguñ si. mais ku nekk am nga droit wane sa bëgg-bëgg loolu ci politique lañ ko fekk. du dëgg tey Barthélémy Diaz am na droit ne bugg na nekk candidat mairie Dakar bañ nañ ko ba dañu ne candidat à la candidature. waaw loolu kay dañ koy fësal. nit ki kay boo amee bëgg-bëgg denc ko sa biir nit ñi duñ ko xam da nga koy génnee. mais nag candidat lu mu rëy ak lu mu légitime tey maire Dakar Soham Wardini mais légitimement am na droit nekk candidat à sa propre succession. mais ñu ni neen la li ñuy wax ñu ni neen la ñun taxaw Sénégal ñun suñu biir ñooy toog tranché loolu. mais loolu heure tranché ko jotagul. bu jotee ñun dinañ ko def. mais kenn mënu si tere kenn si ñoom taxaw ne candidat nga bugg nga jiite yëf yi loolu kenn mënu leen ko tere. mais taxaw Sénégal léegi est-ce que di ngeen waxtaan seen biir léegi coalition la léegi coalition mooy waxtaan mu wàllu investiture wala ku nekk day ñëw ne man lii laa bëgg kii ne lii laa bëgg su ma ko mënulee am dem sama yoon. non xam nga loolu mooy l'avenir de la coalition n'est pas certain. waaw non dañu ne olof yi dañu ne doole bi ngay yóbbu ci penc ba sa kër nga koy jëlee. donc coalition man ni ma ko jàngatee ñun parti yi dañoo ëppante doole ci ay gox.
du dëgg. maanaam yéen taxawu Sénégal daal yéen a jël le département de Dakar. par exemple da ngeen di am seen exigence. par exemple lu exigence sax waxtaan la. par exemple boo demee Casamance. jàpp nañ ne Ousmane Sonko am na fa légitimité am na fa doole. ñu dem Bambey Aïda Mbodj. ainsi de suite. du dëgg mais léegi nag ñun taxawu Sénégal. bu ñu nee ñun Dakar ñun ñoo fi war a taxaw ñun balaa ñuy dem di waxtaane loolu. xanaa dinañ waxtaan suñu biir. ba harmoniser suñu ay position donc loolu egguñ ci kon pour le moment y a pas péril à la demeure ñun taxaw Sénégal fi ñu taxaw ñu ngi fa taxaw organisation bi war ñu ngi koy teg mënuñu tere nag kenn ku bokk si ñun taxaw fësal bëgg-bëggam keneen fësal bëgg-bëggam loolu yàqu si dara suba ak ginnaaw suba mun nañ dem mu am ay difficultés parce que coalition du lu neex aussi tey mun na neex suba mun na xari suba mun na am ci parti yooyu ngay wax kenn tam gis si boppam mu génn bu boobaa yéen fexe leen ba presse bi yéen bu leen ko taawi rek na doon loo xam ne lu positif la ñu xam ne loolu yàgg na fi. du dëgg mais daal dañuy jàpp ne ci coalition lañ jëm. ñun suñu biir coalition dañuy waxtaan ba juboo doo ko fekki coalition. harmoniser position yooyu yëpp du yomb de seen biir. non yomb ak intention yi ñuy dégg. non du yomb loolu du problème bi mais du impossible dafa impossible. xam nga doo ko dégg. lu possible la parce que ñun. suñu avantage ñun si difficulté la ñu bokkee ah. ñun bokkuñu parti ñu mel ni ay Papo Mbeng ay Soham Wardini man PS laa nekkoon dañ ma dàqee PS. man tey Soham Wardini laa gën a jege que waa PS te pourtant PS ñoo ma yar bi ma nekkee xale. donc ñun si difficulté la ñu xamante suñu leader nekk kaso ñuy xëy di dem gendarmerie di dem DIC di fa yendu di fa fanaan di dem ay procès c'est comme loolu la ñu remonté ah terew taxul ñu tas. du lii moo ñuy tas. du dëgg donc ñun ci difficulté la ñu xamante donc lii dina épreuve la boo xam ne tam dañu jàpp ne dañ ci jaar jàll si. d'accord voilà gëm nga ne daal temps bi ba léegi mu ngi fi am ngeen possibilité def yooyu yëpp beneen leneen it mooy implantation bi war ci coalition bi Yewwi Askan Wi ci biir réew mi tàmbali nañ ko keroog gëm nga ne mën ngeen implanter seen entité yi. lijjanti waale la ca coalition ba ca biir jëm ci investiture yi surtout que locales yi léegi mu jot. waaw loolu mën nañ ko dans les 555 collectivités locales ñun am nañu représentation fépp du dëgg mais nag coalition boo ci buggee dem tamit doo da ngay jël lii bàyyi lii il faut nga am loo jël am loo bàyyi. dina am côté yoo xam ne dañ koy bàyyi am côté yoo xam ne dañ koy jël dañuy xool bu ñu demee ci gox ñu xool ne tel parti moo fa ëpp chance pour gagner ko ñeneen ñëpp bootu ci ginnaawam pousse ko pour mu jël. du dëgg même nguur gi noonu la ñuy def ñoom mais nguur gi am na commune yoo xam ne fii ci Dakar mais duñ ko jiite ah parce que amuñu ay profil yu ko mën a jiite si yeneen parti la ñuy xool jiital leen. donc loolu gëm nga ne investiture du doon problème si yéen. non dina doon problème si ñun. bu mag kay mais problème la boo xam ne incha allah dañ koy surmonter. parce que loolu mais ci waxtaan ci diisoo ci vraiment bàyyi lii jël lii. loolu rek lañ ko mën a surmonter. alors yow yaay responsable taxawu Dakar Plateau. waaw gis nañu ne yaa ngi boobu ba léegi yàgg nga fa sax dafa nekk responsable conseiller municipal nga aussi am taxawaay aussi ci commune bu Dakar di fa liggéeyee tamit ñu gis ne yaa ngi liggéey bu baax ci biir Dakar commune Plateau te bu ñu nee commune Plateau dañuy wax Alioune Ndoye le maire. nga xamante ne moom tamit am ci sur la base de son bilan si lay demaatee ci élection yi yow tey jii sa taxawaay ci Dakar Plateau lan la. sama taxawaay ci Dakar Plateau mooy perpétuer esprit bi nga xam ne moom la Khalifa Sall defoon ci ñun. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaawam y compris Alioune Ndoye moomu. je pense que tey 2014. ku xam rek politique di nga xam ne ku fi falu maire rek jàpp nañ ne Khalifa Sall moo la dimbali pour nga falu maire. man Alioune Ndoye boobu ngay tudd ma koy nuyu au passage parce que ñoo bokkoon parti jàmm moo dox suñu diggante. adversité moo fi nekk animosité nekku fi ñoo bokkoon fu ñu nekk ñoo bokkoon liste bokk liggéey bi li ñu tàqale bëriwul lu yomb la dem nañu nekk ci difficulté suñu mentor ki nga xam ne moo ñu jiite woon di Khalifa Sall yoon teg ko loxo ñoom ñu dem ànd ak ki ko teg loxo man leen du ma def loolu am naa ci droit nit ki doo ànd ak moom mu neex mu naqari nga won ko ginnaaw loolu rek mooy suñu problème maa ngi ñoom di dëgg mu dem ma dem moom mu dellu ànd ak nguur gi man ma des dans l'opposition ànd ak Khalifa Ababacar Sall donc ñun taxawaay bi ñu am ci biir Dakar Plateau du lenn lu dul esprit bi nga xam ne Khalifa Sall moom la tegoon ci Ndakaaru yëpp ñun moom la ñuy continuer. ban esprit.
mooy esprit de concertation. Travail vraiment cette décentralisation introspective nga xam ne looy def da nga koy waxtaanee xam nga programme yi mu fi indi woon ay lait à l'école l'uniforme à l'école tey boo xoolee dafa am loo xam sax may def ree ndax Khalifa Sall révoqué nañ ko. nekkatul maire waxuma maire yi sax ñi nga xam ne ñoo ko wan ginnaaw mais dégg ngeen fan yi passé état Sénégal di wax affaire pavage. te loolu bi ko Khalifa Sall wax du tey. du dëgg tey ñi ngi waxaat affaire uniforme pour les établissements scolaires. loolu Khalifa Sall bi mu koy def du tey. ça veut dire que Khalifa Sall li mu tegoon ci table bi. tey la gën a valable. dama lay jox exemple Alioune Ndoye moomu ne tey day défendre bilan. ñun dañuy jàpp ne bilan baaxul. parce que tey. man Rebeuss laa dëkk. dañu amoon programme bu ñuy wax Rebeuss sans sable. yow bu ñu la falee maire def na 12 ans ci maire bi 12 ans la def ci maire bi programme boobu tegu ci dara il a fallu ko ñu commencé yëngatu di campagne commencé fustiger loolu tey boo leen doxantu woon Rebeuss mi ngi jël pavé yi jal ko et moment boobu 5 ans yëpp mairie Plateau mi ngi am excédent wu 13 milliards waxuma budget de. excédent mooy xaalis boo xam ne dañuy liggéey ba mu des. ñu jël ko delloowaat ko keesu buur. 13 milliards bi ñu demee nag ba élection jot nga ubbi ay chantier un peu partout tey nga ne da ngay defar Sandaga suba nga ne mais nit yi dofuñu dinañ xam ne yow da nga bugg a vraiment saupoudrage ngay def xam nga. moo tax nga bugg a def loolu. loolu nag dafa am jàngat bu ma si am maire la woon amoon jotu commune bi mais léegi ministre la Sénégal toll nañ foo xam ne mais ministre waratul nekk maire Diamniadio la nekk. damay jël exemple am na ay li ñuy wax carte communale nit ku feebar ñu war a ko yóbbu maire signé ko pour mu faju mais kooku bu nekkee dans l'urgence day sonn de. am délégation de signature. amul Alioune Ndoye c'est le seul maire au Sénégal boo xam ne ñaari adjoint la am adjoint mi amuñu prérogative. mooy signé lépp loolu fii laa koy waxee ci télé laa koy wax te bu ma ko waxee kenn du ko dindi. du dëgg donc yooyu ay difficulté la donc war nañu xoolaat Sénégal boo nekkee ministre nga bàyyi ñeneen nekk maire. du dëgg boo nekkee tamit maire pendant 2 mandats mais nga pousse keneen ñëw loolu dañ ko war a constitutionnaliser def ko ci constitution bi parce que tey maire bu dem ba am 13 milliards sa budget ñu koy delloowaat ba mandat bi jeex ça veut dire kooku yow sa vision jeex na parce que nit ki boo liggéeyee ñun nag du ñu nihilis du ñu ne def fi dara mais dañ jàpp ne possibilité am fi mu ko natt yemale na ko fa na bàyyi ñeneen ñëw. waaw est-ce que du waxu politique ngay wax nii. non waxuma politique waxuma waxu politique. parce que aussi Alioune Ndoye quoi que l'on puisse dire il a travaillé la commune de Dakar Plateau ah. liggéey na lu bëri. dama ne liggéey na si Dakar Plateau mais am na lu bëri lu des te mun naa la ko jàppal domaine par domaine. ci sa wax sànq yaa ne ndar xëyul sotti. mais kuñ fi teg 12 ans nga ne ndar xëyul teg sotti ñu fal la ñaari mandat yu 5 ans dolli la 2 ans de plus nga bàyyi ba mu élection yi def 4 mois nga commencé def sa ay chantier. loolu kay du kenn du la méngaleeg ndar xëyul sotti ndar kay amoon na possibilité sotti bu yàgg daa bëggul woon sotti loolu mooy wax bi. yéen waaye léegi lan mooy seen ambition dans Dakar Plateau. est-ce que yow sax bëgguloo maire bi. mais koo xam ne vraiment def nga 24 ans de conseil municipal. 24 ans bi ma amee 19 ans laa nekk conseil municipal ba tey. kooku boo bëggul nekk maire kay. xanaa kon yow da nga bëgg a nekk. waaw candidat bëgg naa nekk candidat. maire di Plateau te man nit ñi bu la taxawu bàyyee. man non bu ma taxawu bàyyee bu ma yeewi bàyyee parce que loolu yëpp ci waxtaan bi la rek. voilà xam nga tey man kenn gënuma légitime pour ma taxaw Plateau ne man candidat la. ndax lan am na yeneen responsabilité. non dama lay wax rek am naa waxuma ñeneen ñi. foo jëlee légitimité boobu. liggéey naa ko fi. ci nag ci lan. ci concrètement ci population yi bu dee yàgg naa fi du dëgg am naa expérience mais loolu liggéey naa fi liggéeyal naa askan bi ñun fi ñu taxaw mënuñu vérifier yooyu yëpp. waaw non yéen mën leen ko vérifier parce que yow wax ñu concrètement lan nga def parce que wax nga ñu concrètement li mu deful moom sa adversaire politique. non man bëri na yow loo fa def. bëri na lu ma def li tax ba pare pour askan bi mun a gagner sa confiance ba voter lan nga leen defal. non bëri na lu ma mun a def li taxawu Dakar. mais dama ne ku jël 24 ans de sa vie. waaw. consacré ko à sa communauté te kenn du la fay weer bu dee kooku rek def na foofu rek laa yem mun naa def yeneen parce que man tey yàlla dogal na ma nekk conseiller à la ville ñu jox ma président de la commission sociale ku xam dëkk bi xam ne dëkk bi dafa métti du ñàkk ay nit dinañ feebar ma dimbali leen mais loolu du ma ko ndamoo du ma ko def dans mon compte personnel parce que loolu dañ ma fi teg pour ma def ko. c'est la commune de Dakar. c'est la commune de Dakar du dëgg kon man position bi ma nekk permettre na ma dimbali nit yi aider ay xale yu war a jàng ñu jàng loolu du sax lu ma bëgg di wax mais dama de si gàttal koo xam ne 24 ans nga jël si sa vie même bu dee 1 heure de temps par jour nga bàyyi ko jox ko sa collectivité kooku am nga droit taxaw ne candidat la mais candidat nag
le leadership ne se décrète pas. man tey waa plateau am na ñoo xam ne nee nañ ma yaay suñu candidat. mais nag nit bu dee da nga war a ànd ak ay nit. c'est normal parce que bu dee neex nga am na ay nit yoo yu la sopp waaw loolu terew taxul ma fëgg sama dënn. dama ne fi mu ne nii li ñuy wax l'ère des messies. dañ ko dépassé. en politique maintenant il faut former de bonnes équipes. surtout que nag fi mu ne nii ñu ne dañuy def coalition nga bëgg ay nit ñëw ànd ak yow ba pare nga ne leen kaay leen ma jiite leen non il faut y aller mollo modeste. mais yow gëm nga ne même bu la taxawu bàyyi woon Yewwi bàyyi la gëm nga ne mën nga daaneel Alioune Ndoye biir plateau. non pour ma daaneel ko man kese. yow sëg nga ne mën nga face à Alioune Ndoye. ma ne sëg bu doon man ak moom kese ma ne bu doon man ak moom kese moom ci boppam. bi ngeen wax moom kese moom du kese. parce que ay parti ñoo ko wër. kon man nan laa mën a prétendre ne man kese maa koy daaneel. man tam damay dajale ay parti pour song ko pour daan ko. mooy seen yeewi askan bi. te ñoom nelawatuñu. Alioune Ndoye si boppam boole c'est dommage yéen dëkku leen plateau. mais ñi dëkk plateau dëgg xam nañ ne. ñun bi ñu commencé yëngu. tiital ngeen ko moom de jam ñaajo loon toog daawul ñëw ci mairie bi. daan na toog une semaine yoo xam ne du ñëw plateau. mais léegi chaque week-end mi ngi plateau. waaw wujje nag dafa baax. xam nga nit moom bu ñu la bàyyilee terrain bi rek. te nag xam nga lu ci gën a garaaw ñun ñoo bokkoon fi ñu nekk nag xamante nañ. di dëgg ñun bi ñuy gagné maire bi 2009 boobu moom mi ngi doon doog a ñëw. ñun ñu nekk ay jeunesse socialiste màgg ñafe maire bi gagné ñu ne nañ ko bàyyi mu nekk maire. ñu bàyyi ko mu nekk maire. mais nag il faut une fin à tout dafa am foo xam ne bu ñu fa taxawee ñun tam am nañu droit fësal suñu ambition. mais daal tey du loo xam ne ñun suñu dënn la ñuy fëgg jiital suñu bopp déedéet dañuy waxtaan te waxtaan bi dañ koy yombal. pour ñu yombal waxtaan bi nag du ñu jiital suñu bopp du ñu jiital suñu ambition li ñuy jiital mooy bëgg-bëgg askan bi parce que dañuy jàpp ne moom li mu waroon def defu ko li mu waroon def ci sport defu ko tey plateau ku fa bëgg a football da ngay fay naka ay terrain privé rek ñoo fa am amul benn espace de jeu boo xam xaalis boobu mu ñëw fay fu mu jëm. non ay privé. ay nit yoo xam mais mairie bi war na ci am dara xanaa. non mairie bi ci am dara dama ne amuñu sax espace mairie bi ci boppam. xam nga le droit à l'épanouissement. nit ku dëkk fenn. am nga droit ne man dama war a foo kaf. il faut des espaces verts. loolu nag ku ko war a créer mairie bi moo ko war a créer wu ko dama la bëgg a wan ne gàkk-gàkk yi ci am. ma jëlaat beneen domaine bu mel ni éducation. tey dégg ngeen li ñuy wax le complexe Bibi Ndiaye. benn école la nga jël milliards yu bëri def ko ci benn école. yeneen école yi délabré loolu day jaxase sax li ñuy wax la carte scolaire. parce que tey gone gu dëkk Rëbës la war a jàngee warul dem di jéggi ba Bibi Ndiaye di jàngi te école boobu xam naa daf ko def rek comme ni ko ñi mu fekki di ko defee ngénte ku wasinagul. parce que daaw lañ ko inauguré mais ba tey ubbiwuñu ko. moom tam loolu dafa bokk ci ay défaut. est-ce que amul ay partenaires yu ko defar aussi. non mairie bi moo ko defar sur fonds propres. defar nañ ko boobu ba léegi. et puis record complexe boobu ñu ngi ko commencé 2013. daaw lañ ko inauguré. loolu du loolu bokk ci lii 2020 lañ ko inauguré. du dëgg bu mu nga jëlaat beneen boo jëlee li jëm ci social mais social bi tey am na fu muy wax ne. dafa jël d'un seul coup embauché 200 jeunes xam nga loolu ku ko dégg ci xel bu gàtt da ngay applaudir mais 200 jeunes yooyu amul kenn ku ko rax moom. maanaam ku ko rax c'est-à-dire. dafa dajale ay nit yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ay jeunes am ay seen waa parti yi nga xam ne ñoo nekk parti socialiste mu embauché leen dama ne amul kenn koo xam ne bokkul ak moom parti mu jël la te nit bu ñu la falee faluñu la pour sa parti dañ la fal pour askan bi yëpp. booy jël mun nga taxaw sax ne jël naa diw par compétence wala jël naa mais ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom di politique di ko xëyal di ko gontal bu ñu ñëwee si réunion ñooñu la dajale 200 jël leen ci mairie bi ñun giseewuñu noonu ñun dañuy jàpp ne tey bu ñu jëlee mairie plateau war nañu créer li ñuy wax le bureau de l'emploi. yow est-ce que booy def social aussi doo jàppale waa Taxawu Dakar rek. man tey mun naa tàllal sama loxo. bon xam naa du ma mun a waat daal mais. xam naa ne. te loolu am na ñoo xam ne ñu ngi plateau nekk ay acteurs politiques bokkuma ak ñoom parti mais dama jàpp ne fi ma nekk ville de Dakar di fa def social nekkalu ma fa Taxawu Dakar. dama fa nekkal commune plateau. ñoom ñëpp ngay jàppale. ku ci ñëw ma jàppale la. amul couleur sans distinction. du dëgg donc ñun bu ñu ñëwee tey li ñuy njëkk a def mooy réconcilier la mairie avec la commune du plateau. loolu nag ni ñu koy defee côté emploi. par exemple war nañu créer li ñuy wax le bureau de l'emploi communal. loolu mooy sa projet.
xam nga loolu lu muy parce que nit ki balaa nga koy utal liggéey. da ngay xam qualification. absolument du dëgg tey war nañu mun a xam plateau ñaata maçon ñoo fa nekk. war nañu mun a xam ñaata menuisier ñoo fa nekk. war nañu mun a xam ñan ñoo soxla formation. loolu yëpp bu ñu ko xamee bu maire bi soxlaa ñu tibb ci boobu dugal. tey am na ay plateau. particularité bi mu am mooy structure yu mag yëpp biir plateau lañ nekk. maire nag teguñu la fi rek pour ngay dajale budget. maire tam dafa am un concept de maire médiateur. maire bi war na mun a dem. nekk en de bons termes avec les grandes sociétés lu mel ni port lu mel ni Orca lu mel ni keneen waxtaan ak ñoom. ëllëg ñooñu bu ñu soxlaa ay yenn profil yi ñu dem suñu banque de données boobu xool dugal. tey maire bi day joxe ay marché. absolument tey bu ñu nee complexe Bibi Ndiaye wala marché Sandaga dañ ko war a defar entrepreneur bi ko gagné bien que si yoon lañ koy teg ba mu gagné ko. mais maire mun na waxtaan ak moom. ne ko nag tey man am naa fi menuisier am naa fi maçon am naa fi lii ñu fexe jël loolu dina permettre ressources yi nga xam ne maire bi moom la koy fay mu dellu si waat si biir askan bi. très bien du dëgg donc mun naa ko jàpp noonu poñ par poñ ba mu jeex. am nga yéen. da ngeen teg de côté li Alioune Ndoye def lu ci lu baax ngeen wut may ma rek ma ñëw ngeen di xool fi nga xamante ne peut-être ne ngeen fa la waroon teg tànkam sànq nee naa la est-ce que du waxu politique. parce que am na ñu ko fi doon wax. am na ñu ko fi doon wax nekk ci kujje gi yéeg ci état bi mel ni du woon ñoom yow tamit est-ce que doo mel noonu. ñaanuma ko yàlla mais bu boobaa tamit bu ma defee ni ñoom rek li leen yat bi dal ma bi leen dal ma rek ma jóge fi. Sénégalais yi dofuñu léegi. xam nga dañu ne mun nga nax nit ñi ba ñu jox la réew mi. comme xam nga ko rek baax na. mais munoo yor réew mi ci ay nax. du dëgg ñun nag yàgg nañ ci politique. chance boobu la ñu am. mooy que fekkee naa nguur buy daanu. may gis signes yi nii mu daanu. ma gisaat nguur muy daanu. donc loolu bu ma doyul expérience leneen du ma doy expérience. donc da nga war a xam ne nit yi booy wax ak ñoom da nga wax loo xam. parce que bu ëllëgee te léegi di gën a doy waar nag. dafa am lu ñuy wax waar. mooy loo fi waxoon démb rek. vaar ñu tegalaat la ko. kon nit ki buy xam ne buy wax dama xam lu muy wax. résultat aussi am na solo. ah ma ne résultat nag moo gën a am solo. résultat moo gën a am solo résultat la ñuy xaar. loo xam ne dañ ciy teg loxo. absolument te ñun nag loolu warul mun a jafe. ci commune bu mel ni Plateau. ndax Plateau yeneen communes yi sax dañuy naan amuñu moyen. amuñu ressource bon ñoom sax des fois boo tuddee affaire moyen rek day mel ni moyens yi ñoom ñoo ko créé. mais du loolu commune bi moo tëddee noonu. comme ni nit yi bëree te wute. ñii riche ñii pauvre. commune Plateau yàlla moo ñu jagleel loolu. ba pare acte 3 bi ñëw renforcer ñu. joxaat ñu yeneen taxe yoo xam ne tey vraiment lu ñu xalaat rek bu ñu amee volonté bi. am xol bi rek war nañ ko mën a def. ñu ngi lay gërëm Pape Diouf. maa ngi leen di fay bu baax. responsable taxawu Sénégal Dakar Plateau gërëm la Barthélémy. jërëjëf. dañuy dem publicité. Gannaaw la publicité dinañ def le journal de 19h30 avec Cheikh Diop.